sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam dama def ak yow comme ça man lii mën a continuer si dans sama match. waaw baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap. ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy takk ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com. mbokk yi senaffiche.com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey nag ñu ngi fii seet si ki nga xamante ne moom mooy doomu Dangu fas yéene waxtaan ak moom situation bi nga xamante ne instant bi moo lëmbee àdduna bi waaye nag ñoom bëri ñoo ci gën a sonn ak promoteurs yi mu amoon combat digganteem ak Jordan doon ko waajal combat waroon nekk le 22 août ñu gis ne gouverneur bi wax na ni làmb mënul am huis clos partiel bi nga xamante ne tey promoteurs yi ñoo ko doon proposé mënatul am moo tax ñu déplacé wu fas yéene waxtaan ak moom bari gis-gis la am ci situation bi nga xamante ne instant bi làmb ji ñoo ngi koy dund waaye nag ñoom bëri ñu gën cee sonn dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom Dangu maa ngi lay nuyu di lay ziar. waaw auzu billah bismillah inna waliyallah ginnaaw bu ñu jullee sangu-sang yi di sant suñuy waajur bu baax a baax di ñaanal suñu waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fi di ñaanal aussi suñu waajur bu jigéen mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal aussi képp koo xam ne aussi waajuram dafa laaxu rek ñu ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko te tàbbil ko àjjana di ñaanal aussi képp ku fi waajuram da sekk yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan ànd ak wér ñu ngi nuyu àdduna yëpp. comme ni ma ko waxee sa diggante ak Jordan yaa ngi ko doon waajal ñu taxawee léegi def na ay weer keroog ñu toog le 24 juillet ñu ni làmb mënatul am parce que combat waroon na am ci dimanche bi le 25 juillet. combat rent des Kaïré ñu ni combat mënatul am parce que gouverneur nee na ñoom dañu couvrir benn manifestation. événement boobu mu waroon a am gars yu jóge France def ci ay millions yu bëree bëri comme nañ ko waxee plus de 30 millions. seen journée boobu noonu ñëw xëy naax saay ban gis nga ci am balaa ñuy ñëw ci sa combat. waaw avant tout dañuy marsawu promoteurs yi nga xam ne tey jii ñoo waroon tëgg surtout Alain ak waa Rent Dakar. ñu ngi leen di marsawu bu baax a baax di marsawu aussi mbër yi nga xam ne ñoo waroon bëre parce que li leen dal moom lu metti la ñu ngi leen di marsawu bu baax a baax mais di wax ne bon jaam ak pexem suñu borom ak dogalam mais ay décisions yu metti la yoo xam ne tey jii moom pexe mënoon na ci am. tey jii boo xoolee tey jii suñu autorités yi xam nga boo ne bon gouverneur mooy état boo xoolee maanaam ñoom li gën a yomb rek lañu jël parce que nit aussi investir ba si jour ñu ne làmb ji du am lan moo tax du am parce que du ñu joxe service d'ordre lan moo tax du ñu joxe service d'ordre mooy li fi ne d'accord nañ quoi ñun ñëpp xam nañ ne affaire bi mu ngi fi mais man pour man xaw ma bonne journée mais journée boobu waroon am dimanche waroon nañ def le tout ba sauver ko. après ñu xool yan mesure la ñuy jël pour aussi accompagner leen promoteurs yi. waaw mais daal lu metti la lu metti loo xam ne tey jii bon doo mën a sax comprendre parce que boo xoolee tey jii bon lamb dafay difficile trop mu am sans homme de tenue. dafay difficile lool mu am sans homme de tenue parce que ñun ñëpp xam nañ lamb ni mu mel. mais aussi loolu dafay indi ay questions yu bari yoo xam ne jar na aussi ñu jàngataat si li ñu ne. est-ce que tey jii jotul. maanaam CNG jël loolu aussi si loxoom mooy te li nga am ne wàllu sécurité parce que tey jii Sénégal ni mu bindoo boo xoolee am na ay société wala ay manifestation yu bari yu ngi am Sénégal te pourtant doo fa gis homme de tenue te pourtant dafay réussir donc buñ nee làmb mënul am homme de tenue te bu amul homme de tenue du am dafay doy waar. waaw dafay doy waar gis nañ yenn décision yi gars yi bu ñu koy jël duñ ci waxtaan ak waa làmb da ngay xëy rek ñu ne décidé nañ. non manque de considération nga koy tuddee wala lan. non mais manque de considération la parce que ba fi ñuy wax ak yow nii tey jii amul lenn lu lay firndeel lu dul ay toog wax. amul papier amul dara lu lay firndeel ne làmb tëj nañ ko. lu dul mënuñ joxe homme de tenue aussi loolu la ñu wax. mais c'est-à-dire doo comprendre tey jii décision boobu bañ koy jël mais biñ koy jël ñoom wax nañ ne ko jël tey jii da ngay xool rek bi ñu annulé làmb yi
kan la gouverneur recevoir pour wax ak ñoom promoteur rek mooy làmb. promoteur kese la recevoir. waaw non gis ñu ne recevoir na sax CNG bi leen ji. du yoon c'est-à-dire CNG premièrement ñoom dañu war a démissionner parce que ñoom la fi état teg. ba pare jéggi leen dem waxaa promoteur te promoteur rek du làmb. yaakaar ne ñoom ci lañ kenn mënu leen ci génne. mais tey jii bi ñu demee bay recevoir mais promoteur bi dafa investir. mbër mi dafa investir amateur yi am na ñu jëndoon ay pour PPV. am na bari na amateur yi aussi am na lu ñu ci jot a def mais c'est-à-dire mënoon nañu jël fu nekk kenn tey ji mbër yi nga xam ne ñoo waroon bëri ñi nga xam ne ñoo gën a jigéen mënoon nañ au moins boole si Bombardier suñu mag la ci làmb ñun ñëpp ñu toog ñu am benn consensus bu ñu def mais defuñu dara lu dul oo ay promoteur yan promoteur lañ oo promoteur yi ñu oo soo xoolee état lañ oo ñoom seen biir Gaston Mbengue la Pape Abdou Fall Pape Thialis mais Fallou Ndiaye tamit teew woon na ko te ku ne xam na ne non Fallou doon nañ déggante mais tey jii bon mën nañu wax ne tey jii man ñoom ñëpp laa yemale sax mais tey jii boo xoolee tey jii décision finale bi ñu koy jël ñi ma la limal noonu ñoo fa nekkoon te ñëpp xam nañ ne Pape Thialis état la Gaston Mbengue état la Pape Abdou Fall aussi noonu te da ngay xool mais Pape Abdou Fall non est-ce que laale na ak état non mais non da ngay xool tey jii non c'est-à-dire ñoom ministre des sports lañ àndal bu ñu waxantee dëgg rek ministre des sports mooy état mais dañuy jël décision yoo xam ne ministre des sports sax mënu ci génn benn kàddu te yow Lamine ñun ñëpp Sénégal xam nañ ne événement yooyu état mënoon na ko sauver waxuma la sax Balla Gaye ak kii rek 1 mois moo desoon ci làmb am te 1 mois yi samedi dimanche rek la ñu doon bëri donc 8 journée moo desoon ci làmb 8 journée yi mais ñëpp xam nañ ne état mënoon na taxaw promoteurs yi nangu woon nañ def 5000 personnes arène nationale ñenn ñu ne 2000 personnes Iba Mar mais tey jii pourquoi pas 5000 tickets état mënu ko jënd si làmb bu nekk ñu def ko 8 kilos total bi ñuy wax may ko Sénégalais te kese lay ñu seetaan mais loolu yomb na Lamine te xam nañ ne état Sénégal mën na loolu 5000 mënoon nañ xool bi promoteurs yi nangoo pour def 5000 places mais 5000 places 5000 ñaata la ticket bi boo xoolee budget bi yëpp du àgg 500 millions état mën na ko du ko jege sax tey Lamine Covid bi ba mu fi duggee ñeen ñaata milliards nga dégg Sénégal lan lañ ci jox làmb mais mënoon nañu si profité sax mais pour dire vrai daal suñu état yi li mag si wax rek laay waxaat suñu waxee dëgg rek te yàlla tax dañu xam ne bëgguñu làmb parce que ñàkk bëgg làmb moo waral loolu. dafa woon nañ fi 3 jours ñu toog arène nationale. 3 jours d'assises. arène nationale. est-ce que loolu jur na njariñ parce que dañu waxoon dañu toog 3 jours chaque jour gars yi di xëy 10 heures et 18 heures di waxtaane làmb est-ce que loolu jur na solution ci làmb. non kenn gisu ko. amul c'est-à-dire comme ni ñuy wax rek c'est-à-dire gis nga bu ñu waxantee dëgg CNG bi nga xam ne état moo leen fal gars yi dañ leen joxul gëdd bi ñu moom ñun ñëpp dañ doon xeex parce que am na injustice bu fi amoon wala si CNG bi fi nekkoon mais erreur bi ñu def mooy na fi ñu jugee rek la ñu wax xooluñu kan mooy ñëwaat te fi mu nekk nii wex nañu xat wax dëgg yàlla ñun ñëpp nitu làmb yëpp xam nañ ne CNG bi nga xam ne moom la fi état teg c'est-à-dire gars yi joxuñu leen gëdd bi ñu moom wala ñoom aussi amuñu baat bi nga xam ne moom lañ war a am. dañ leen jiital di leen fakkasal. non mais dañ leen jiital ba pare yot baat bi man loolu laay wax dañ leen jiital ba pare jël ay décisions yoo xam ne ñoom ñoo koy jël mais comment se fait-il que promoteur bi waroon tëgg dimanche tëgg làmbaam c'est-à-dire ba veille bi mënul am dara lu ko si sûr ne làmba ji dina am wala du am ñu ëlbatikuwaat làmba ji amul muy échec. ay promoteur war a tëggaat du ba léegi promoteur yi CNG lañu war a waxal làmb ji dina am wala du am donc ñoom ban rôle la ñuy jouer kenn xamu ko ban rôle la CNG di exercer amuñu benn décision boo xoolee mu nekk lu ñuy ñaaru te quoi qu'on dise état bi bëggul làmb. état bi bëggul làmb. non mais bëggul làmb parce que tey jii bi état la. non état la gouverneur mooy état tey jii boo xoolee c'est-à-dire décision bi ñu jël. bu ñu xoolee ba xool tey jii lan moo tax décision bi jël ko muy Covid bi bu ñu waxantee dëgg. mais nañu osé corona boobu fi nañ jël nañ c'est-à-dire nañ ñëpp jël seen i mesures mais tey jii xoolal bis yi demal ci marché yi. demal feneen ak feneen amul benn mesure bu ñu fa jël. soirée yi ñu ngi continuer di am. mais c'est-à-dire dañu war a taxaw jël ay décision mooy ñu taxaw wax. wala ñu indil ay nit ñi ay pexe yoo xam ne mën nañu oytu li nga xam ne moo fi nekk mais jëluñu benn mesure lu dul seeni service d'ordre
duñ ko joxe mais loolu c'est trop facile. dafa yóbbu loolu. dama wax njabootu làmb mais mbëri ban jàngal lañu war a am ci lii nii. politiciens bu ñu leen soxlaa utiliser leen bu ñëwee ba amuñ ci yéen soxla ñu jàppe leen ay dof. waaw bon man côté boobu li ma ciy wax rek mooy tey jii xam nga ku si nekk xam nga yow sa bopp c'est-à-dire question de personnalité rek la nit moom da ngay am looy bëgg am looy bañ c'est-à-dire boo nangoo ñu jënd la rek te man doomu aadama moom warul sax nangu nit di ko jënd ak lu mu manti doon tey jii boo xoolee état suñu taxawee ne bëggul làmb dañu koy mën a jam fu bari. maanaam da ngeen am ay argument pour dëggal ko. yu bari dañ koy am fu bari boo xoolee corona bi d'accord mais depuis changement régime bi am dañu gis ne làmb dafa changé te pourtant ni làmb changé ci la waroon gën a doxee parce que amuñu woon arène nationale te bi fi état bu bees bi ñëwee ci lañ am arène nationale mais depuis état bu bees bi ñëw ñu changé régime ci lañu nit ñi gën a am jafe-jafe ci làmb ci côté bépp lan moo waral loolu mooy ñàkk amour bi nga xam ne tey jii suñu ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg amuñu ko ci làmb te mu nekk lu ñuy mettitlu tey jii boo xoolee des fois yow mbër doo mën a sax génn di wax parce que soo taxee wax dañ naan c'est-à-dire mbëri état bi la ñu àndal non du ñëpp am na ñu ànd ak état am na ñu àndul ak état mais man boog du dama ànd ak état wala doo àndul ak état li nga xam ne moo logique ak moo yoon moom la ñuy wax. loolu ngeen di wax. ok loolu am na solo léegi yow bi ñu ñëwee làmb le 25 bi du am. est-ce que commencé woon ñaaw njort ci sa combat. non man affaire yi ni mu doon doxee xamoon naa ne boog duñu bëre mais bon ñun suñu côté sax dafa am beneen affaire bu si laxasu woon. pour suñu combat yi mais ni affaire yi doon doxee c'est-à-dire des fois aussi sama xel. maanaam sa njort ñaawoon na ci combat Balla Gaye ak Bombardier. non boobu man bu baax bi ñu defee signature. bi ñu def signature laa gëm ne làmb ji du am. bu TFM bi sans sécurité. waaw parce que bi ma gisee Gaston di wax ton bi mu doon waxee ci laa xam ne Gaston xam na fi mu toog moo tax bi ñu xëyee boo xoolee Gaston toog c'est-à-dire ñoom bi ñu doon wax dañ dëgëroon ci la ñuy wax bu doon leeroon na seen làmb dañu day am du ñu waxee noonu man bi ñu defee signature wallahi azim ku si nekk génn wax xam naa ne làmb yi du am. lii kan moo ci gën a sonn mbër promoteur. kan moo ci gën a maanaam kan moo ci gën a sonn. non ñëpp kan la gën a metti. non ñëpp mais tey jii nañu wax dëgg Lamine si ñëpp la metti mais ki mu gën a metti mooy premièrement mbër mi. mais imaginez combat Balla Gaye. Bombardier Siteu Papa Sow loolu beneen affaire la. ak combat yi nga xam ne ñoo si topp ak combat yi nga xam ne ay 2 millions lañ doon fekk wala 3 millions dafa am mbër Ada Fass. ku si nekk ak niveau bi nga toll rek mën nañu wax ne tey jii combat Balla Gaye ak Bombardier ñooñu ñu ñuy financé kenn xamatu ko. combat Siteu ak Papa Sow ñooñu moom dañoo médd bu yeneen bëri dee parce que 2 fois de suite benn bi 10 jours a si desoon bi 5 jours donc loolu kenn mënu ko wax ñoom li ñu perte gis nga Lamine dama lay wax benn amul benn mbër bu nekk Sénégal fii ngay bëre combat bi des une semaine te amoo ay bor. parce que da ngay am njort bu rafet ne boo bëree pare sa reliquat dafay ñëw su ñëwee nga jël li nga àbboon nga delloo ko ñi nga moom mais kañ nga koy fay kenn xamu ko. beneen bi mooy promoteur bi aussi dafay perte parce que boo xoolee tey jii ku si mel ne Pape Abdou Fall soo jëlee Siteu Papa Sow par exemple nga ne budget bi lu mu bon mat na 100 millions. 100 millions nga jox ko ay nit toog di xaar fan la jëlee woon 100 millions yi kan moo ñu wax demul woon te ay banque lépp ak lii ak lii c'est-à-dire dafay metti te loolu état mënoon na ko sauver. mënoon na ko sauver parce que 5000 places état mënoon na jënd ticket yi. ñu def ñu clos total mais nan la nit ki di investir ay millions. war a tëgg yow accompagner woo ko defoo ko dara. nga toog. nga ne huis clos total. lay def mais du ko loolu xaru la mais du ko def ba pare nga jóge fa nga ñëwaat par exemple mais. ñëpp xam nañ ne boo joxewul homme de tenue peut-être CNG yi promoteur yi mënoon nañ dem uti ay bodyguard mais tey jii bodyguard danger c'est lamb tey jii bu ñu indee ay bodyguard benn moor am fa wala lu fa am kan la ñuy joxe mais promoteur bi donc ñoom aussi mënuñ jël responsabilité tëgg làmb mais état bi au moins sama ne 5000 places ñëpp xam nañ ne boo ko dugalee arène nationale dafay mel ni amul nit mënoon nañ subventionné promoteurs yi au moins. tëgg làmba yi ñu def ko huis clos total ñi ñuy toog seen kër seetaan ka
au moins. mais bon promoteur yi tamit dafa mel ni yuuxu bi ñu doon def dafa mel ni dafa xaw a wàññeeku de. non ñoom am na lu ñu leen dig bu ñu xantee dëgg rek parce que c'est trop facile boo toogee si télé bi dimanche nga toog seetaan promoteur yi ku si nekk am ay décisions yu mu jël kii toog na la man bu ma jugee fii ku may dab na ma dabee ci arène nationale wax ñu dugg ci biir après waxtaan ak gouverneur génne c'est-à-dire changer ton. après yow doo sax comprendre c'est-à-dire ñii lan lañ leen wax foofu. te ñoom ñëpp ba ñuy dugg ci bureau gouverneur ku si nekk conscient nga ne feebar bi mu ngi fi. ñoom ñëpp avant. mais lan lañ leen wax ak lan lañ leen promettre loolu moo jaaxal nit ñi aussi. ok loolu am na solo léegi nag ñu ñëw ci sa mbir boobu parce que yow le 22 bi nga waroon a bëre ak Jordan. nekkoon nga ci entraînement yi wala comme ni mu waree. non bu baax a baax parce que combat la boo xam ne man xamoon naa ne fan la ma mën a yóbbu ci làmb wax dëgg yàlla ni ma doon préparé combat bi yàlla xam na ne mosuma ko woon sax préparé combat ci fànn yëpp nag yàlla xam na loolu. ci côté mystique. non ci lépp man. doole. non ci lépp parce que xam nga boo jëlee mbër. ñii ne moo ëpp doole wala dugg na ci beneen catégorie dafay am làmb ji lu mu lay jaral. te ñun ku ñu xam ci làmb xam ne ñun li ñu def ci làmb. de retour làmb joxaguñu ko. mais dañ gisoon ne combat bi ñu jëm nii moo ñuy may lu bari ci làmb ñu investir ci loo xam ne tey jii mënuñu la ko sax mënuñu la ko wax. wallahi azim man lañ ma jox def naa ci dama ko triplé. wallahi ci côté bépp Lamine xam nga dama lay wax benn point bu ndaw rek man liñ ma jox rek par exemple liñ ma jox ci cachet yëpp liñ ma jox boog dog njëg man na wax ne ñun dañu dog njëg parce que liñ ñu war a jox yëpp joxuñu ñu ko pour avancement loolu mooy sama fayu saal liñ ma dogal njëg yëpp man moom laa fay saal bokk laax li nga xam ne ay côté mystique laax côté yi nga xam ne alimentation et ainsi de suite yooyu yëpp mënoo ko doo ko mën a sax wax waa mais nag sant yàlla rek xëy na bon lii moo gën. ok adversaire bi tamit nattoon ngeen tolluwaay bi yow ak sa staff yëpp. non su ma ñëwoon le 22 ñu gis lu doy waar wallaahi azim su ma ñëwoon le 22 dinañ gis lu doy waar. moom gëj naa bëri mais terewul heure bu ñu ko doon gis ci interview yi mu doon def da doon nekk ci forme da doon nekk. non mais Lamine lan mooy forme nekk salle de pousse rek loolay forme. non loolu non Lamine forme mooy lan dafa am yaram dafa am doole non Lamine kooku bu amoon doole ju mu am kon xam nga ne heure bii du ko fekk fii. waxu dàq combat bi tamit doon nañ ko dégg. doon nañ dégg ñu ni le 22 bi du ngeen bëree. est-ce que yow information yooyu déggoon ko. si bu baax a baax déggoon naa ko mais man moom su ma bëreewul woon le 22 nañ sant yàlla promoteur bi su ma bëreewul woon le 22 man dootuma woon bëriwaat parce que mënoo dem CNG jàppi date nga ne diw ak diw dañuy bëri tel date suñu combat taxaw su ma juumul si début koor gi ñu préparer 3 mois ak sacrifice yi làmb ji laaj bàyyi lépp sacrifice yu méttee métti yoo xam ne mën nañu sax toog fii di ko wax parce que si li ñu nekk maanaam ndam jaraloon ñu ko nga xëy un bon jour waxtaanoo ak mbëri defoo dara da ngay pousse làmb ji mais pour quelle raison cas force d'accord ñu ne jullit lañ bu dee cas force majeure moo tax ngay renvoyer làmb ji kenn mënuñ ci dara tey jii amaana mënoon na ne par exemple day tëggal làmb ji le 22 ñu dem ba jour si man ma blessé wala sama adversaire blessé làmb ji du am dañ koy nangu wala promoteur bi aussi dara jot ko ba du mën a tëgg mais da ngay annuler làmb ji parce que mën na taw mais bu tawulee léegi nag c'est-à-dire aussi promoteur nañuy respecter aussi mbër yi man da yàllaa ma tiim wallaahi azim nañu sant yàlla bu baax a baax parce que am na cas force majeure bu ñu indil mooy lii xew nii mais bu dul woon cas force majeure su ma bëreewul le 22 du ma bëreeti. te yow boobu loolu bi nga koy dégg yëpp yéeyoo ci àggoo ci da ngay bàyyi. non du ma ci wax parce que ñi war a wax ak ñun waxuñu loolu da ngay jot ay rumeur dama doon entraîné ne le 22 damay bëre yaa ngi dégg mais parce que c'est-à-dire gis nga Lamine gars yi dañu mënuma la wax sax si journée le 22 boobu parce que leen nit ñi foog amul ñun ñi tëgg làmb ji ñoo ngi wax suñuy avance ba léegi matul. ah bon non mais li may wax nii képp damal jëli mbër yi nga xam ne ñoo doon bëre pour le 22 yëpp c'est-à-dire gars yi dañu nax ci côté yu bari tey jii amaana ñun suñu xaalis dañu promettre woon ne tabaski lu mu bon suñuy avance dafay mat mais si yow tey jii imagine Lamine boo amee combat mënoo génn doxi leen mënoo defi leen da ngay def ay sacrifice yu metti toog di xaar ñun fi ñu yaakaaroon pour tey jii dimbali suñu bopp dimbali aussi ñu jigéen mooy suñu xaalis yi nga xam ne promoteur bi moo ko yor pour le 22 mais
jël suñuy photocopie ménagère ne dañuy jox suñu xaalis ba fi may wax ak yow nii du appel du dara c'est-à-dire. mais combat bi est-ce que jotoon nañ ko régulariser seen combat parce que man su ma juumee grand combat bi rek lañu régulariser. waaw moom laa lay wax nii parce que xam nga tey jii ama neex ak Lac Rose moo doon grand combat bi moom lañ demoon régulariser CNG pour le 22 te benn jour waaw pour am date le 22 te benn journée la doon tëgg donc aussi ñun le 22 la ñu waxoon la ñuy bëre donc si lañ mën a préparer. ok loolu am na solo combat bi daal ak lu mën a xew cas de force majeure am na kon da ngay continuer wàccaay bi. waaw non dañuy continuer parce que. jëm octobre wala novembre. ah. ma ne jëm octobre wala novembre. waaw non dañuy ñaan rek comme ni ñuy wax fii rek parce que suñu état yi moom yaakaar naa ne bu dee ñoom si ñoom la ñuy xaar pour si affaire bi jeex moom bon da nga xam ne chance la rek nga bëre wala nga bañ a bëri comme ni mu demee nii rek am nañu ubbi nañ làmba ji am ñu bëre tëj nañ làmba ji am nañu bëriwul waatul. mais est-ce que CNG waruñu fexe ba promoteurs yi nga xamante ne am nañ date ba pare bu ñu ubbee làmb ji ñu forcer leen ñu tëgg làmb. waaw loolu mën na nekk mais forcé dafay xaw a doy waar tuuti parce que xamoon ndax mooy mu ngi fi wala nekku fi mais war nañ teg benn règlement boo xam ne tey jii làmba yi nga xam ne moo desoon ci saison bi yëpp nga xam ne 1 mois moo desoon du 31 janvier 31 juillet ba fin août. 29 août waaw ba 29 août. war nañ fexe ba bu làmb ji ubbee amul benn làmb boo xam ne da nga ciy romb 2 mois parce que li ñu gis Sénégal nii wax dëgg yàlla ak Covid bi. boo xoolee ak ci monde bi yëpp luy dem la ak luy ñëw donc war nañ aussi sécuriser mbër yi ba ñi nga xam ne jotoon nañ avance te combat yi aussi ñu régulariser ko CNG ñu dimbali ñu ba amul benn combat bu si dugg ay 3 mois parce que soo ko defee aussi da ngay rayaat mbër mi rek xoolal tey jii kaaw si de Papa Sow combat bu mu desee 2 semaines Covid si lañ ko renvoyé ñu ñëwaat mais lan moo indi tey jii ñoom bëree ñu am na ñoo xam ne seen combat moo mujjee taxaw sax bëri nañ seen kaw xam nga te tey jii est-ce que ñoom bu ñuy bëree dañ leen di dédommager waat du force boo xoolee ka force majeure la du force amaana promoteur bi lay neex ku si amul jàppale moom mën nga dem toog wax dëgg yàlla ku si amul jàppale dëgg mën nga dem toog te réew mi métti na métti goo xam ne bon sa xel sax du la may ngay dugg fenn parce que la lay jàpp mooy jàpp ñëpp. dëgg la waaw wax dëgg yàlla. dama jeexal ak yow nag te duma dugg ak yow ci soq. bëre woon ngeen. nga daan ko. daanaka loolu nag dafa mel ni moom ba léegi daf ko góox. na yow yaa ko gënal. parce que jàpp na ni daf la mën foofu nga daan ko. seetaan nga bi interview boobu yaakaar. waaw seetaan nañ ko dañ ne woon sax duñ ci wax mais bon comme que laaj nga si dañ ci sànni tuuti rek ñëpp xam nañ ne c'est-à-dire premièrement li may njëkk a wax Sokh doomu Dangu ñëpp xam nañ ne du palmarès moo ñu boole man ñama bëreel ci làmb benn moom bëriwul ak ñoom la ma def ci làmb aussi defu ko ñaareel bi mooy bu dul woon tournoi day jafe lool pour ñu bëri wala xaalis bu bari la ñuy jox pour ma bëri ak moom beneen bi mooy bi may bëri Sokh ñëpp xam nañ ne man maay favori largement parce que la ma jot a def si làmb moom def ko ci làmb te yow mii doon nga ma jël si ma lay wax ma ne la Sokh 10 combats mënuma daan parce que xeet bu muy bëree ak ni ma ko gisee muy bëree loolu man daanu ma te si combat bi c'est-à-dire bu la neexee nga génnaat combat bi lépp du début à la fin combat bi nan la demee Sokh boo xoolee benn temps fort la si am combat bi muy ay quelques minutes ma géré ko daan ko mais boo xoolee combat bi ñu koy soufflé ñoo ngi taxaw ci digg géew bi maa nga seetaan mu naan xam nga man benn crochet boobu laa am làmba ji jeex mais boo xoolee bi ñu soufflé combat bi moom sa saako yàlla dem taxaw. est-ce que du tegtal. non waxoon naa ko. man ku may bëreel waxuma la Sokh ak keneen li ma bëgg mu am ci làmba ji ni ma bëggee combat bi déroulé ko force noonu la koy déroulé parce que man maa koy diriger dégg naa ko nag muy wax ay ainsi de suite ki kërëb moom nee na da ko bëgg maa ngi koy xaar parce que làmba dinañu boolewaat man nekkuma mbër moo xam ne sax man daan naa ay mbër yu sur Sokh fuuf kon daan Sokh man du ma sax lan la may yokk wala lu may wàññi. waaw moom dafa jàpp ni da laa mën fuuf nga daan ko. Sokh Lamine c'est-à-dire bu bëggee moom ñu leeralaat ko. de moom moo wax loolu. waaw wallaahi azim bu bëggee ñu leeralaat ko. la woon mooy amaat wala. lu gën a métti loolu may am. kon kay moom la mu jàpp yow tamit li nga def moom nga jàpp yaa ko mën fuuf. non mais man essentiel avant làmba ji li ma wax moo am. te li ma wax laa def moom la mu waxoon amul la mu waxoon defe ko mais ci làmb comme li ma wax rek lépp lu mbër di am man maa ko ëppale Sokh mooy maa ko ëpp jom maa ko ëpp doole maa ko ëpp fit maa ko gën a physique maa ko gën a nekk athlète. kon kay yaa ko mën.
mais wane naa ko est-ce que xam nga ne c'est-à-dire nit ñi ñoo xoolul après nga dugal ko Sokh dafa doon na ma yàlla baal ci moo bi dafa doon ñàkk a bakkanam ci stade bi soo xoolee Sokh billaahi li ma lay wax nii demal nga xoolaat vidéo yi Sokh daanu na ay 30 secondes mën a nooyi arbitre yi ñoo daw génn làmmañam ci stade bi nga bëre sa moroom góor na mu dóor la dóor yi métti def la noonu ci stade bi ba nga war a ñàkk sa bakkan ci stade bi après nga ëlbëgatu di wax noonu yéen ay gëmadi yàlla la sax gëmadi yàlla la. te loolu dana la pousser pour nga jëlaat ko yow. non du wax bi metti na la. non yàlla xam na ne defuma daara mais c'est-à-dire dama ko bëgg a wanaat ne man ak moom duñu dara ci làmb duñu dara bokkuñu dara ci làmb te billaahi bokkuma ko sax wax lii laa lay wax fii tey ji barki alxuraan yàlla bu ma daanati mbër Sokh moo gën a ragal ci làmba ji li may wax ni bu dee amul yàlla bu ma daanati mbër Sokh bi ñu dalantee kët dafa yuuxu ne wuy arbitre li may wax ni nag bu dee amul laa la wax yàlla bu ma daanati mbër ci làmba ji masuma ko wax nit parce que am na yoo xam ne biir géew lay xew mais billaahi wallaahi yàlla bu ma daanati benn mbër ci làmb ba ñu dalantee rënkëm dafa yuuxu ne wuy arbitre moom xam na man xam naa te li ma wax nii moom su dee moom waxu ko na taxaw waat li ma waat man bu dee li ma wax amul yàlla bu ma daanati mbër ci làmb. waaye daa mel ni jël si na revanche bi de. wax mais non làmb noonu la. te combat bi sonal nga ci taxoon nga ci rëb. moo gàmm. waaw non gàmmu suma seex la. suma seex la suma xarit la ñoo dugandoo ci làmb man su ma amee bés dafa am ay coono yu mu ciy daj moom aussi su amee bés man aussi loolu mooy suma devoir ma daj ci ay coono yàlla nag mooy maye ndam xam nga te maye na ma ko maax Sokh ñu sante ko suñu borom mu xañ ko aussi gàmmu gay ci moo Sokh dañ koy sante suñu borom yaa ngi dégg man làmb li ma gëm mooy ku ma daan yaa ma man koo xam ne daan nga doomu daagu rek jàpp naa ne yaa ma man ba keroog may nekkaat sa kaw man loolu laa gëm ci làmb koo xam ne aussi maa la daan maa la man ba keroog affaire bi di ëlbatiku mais maax Sokh wax dëgg yàlla loolu du débat parce que ñëpp gis nañ ñu ma ko def dama ko attaqué koñe ko gañe ko. ay kontaan naa ci yow looy tàggatoo ak lan ngay wax waa axlu làmb ak état bi tamit ñu gën a gëstu waa làmb. waaw mais di wax rek ne c'est-à-dire affaire bi waruñu toog nii c'est-à-dire dafa yomb trop ñu toog nii ku nekk toog soo ruxo di wax c'est-à-dire dañu war a def dara war nañu génne ñu xam ne aussi la ñuy wax ñun ñor nañu mais tey jii pour bonne cause ñuy tëj làmb rek contrôler ñu bis yi marché bi soirée yi ainsi de suite ñaanuñu yàlla nag aussi ñu tëj soirée ñaanuñu yàlla dara yaa ngi dégg mais dama ne c'est-à-dire ñun dañuy war a jóg wane maanaam suñu taxawaay du ay wax wala ngay statut de gauche à droite c'est-à-dire dafa li nga nekk dafa am lu mu lay jaral mooy ñun ñëpp dañu war a génne c'est-à-dire manifesté wu wane ne ñun làmb ji daf ñu ñor te dañ ci investir aussi ay millions te ay doomi réew mi lañ. mbëri mag yi loo leen di wax. non mais benn instant doo comprendre li nga dul comprendre mooy ñi nga xam ne seen bés moo gën a jigéen wala ñu mu gën a concerné génn ñu déggoo si kenn mu wax après doo xam aussi te ñoom kenn xamul leen est-ce que dégguñu leen parce que man loolu laay wax quoi parce que comment ça fait-il que ay Balla Gaye waaye keneen ak keneen investir ay millions yu bari si làmb ñu renvoyé làmb ji ba léegi amul kenn ku génn wax mais ñoom peut-être am nañ ay nit ci autorités yoo xam ne mën nañ leen promettre dara mais am na ñoo xam ne amuñu ay autorités yu leen jàppale déggoo Balla Gaye wax déggoo Bombardier wax déggoo kenn si ñoom wax mais lan moo tax waxuñu te affaire bi boo xoolee nee nañ ñoom lañ tuuse ñun ñuy jooy aussi di leen jooy waale lan la ñoom ñooy mbëru état wala qu'est-ce qui se passe mais bu dee dégg la nañu génne ñu wax parce que affaire bi ku ne metti na rek ku waxul metti na rek daf laa dalul te yéen Lamine sax xam ngeen ne affaire bi metti na te c'est-à-dire man li ma ci gën a metti mooy c'est-à-dire état bi dafa mënoon sauver journée yi nga xam ne moo desoon te defuñu ko man li ma ci gën a metti mooy loolu mu nekk loo xam ne dañ koy déplorer di wax ne encore Lamine même bu weesoo sax ay mbirum làmb maanaam suñu état yi dañu yërëm ndaw yi Lamine réew mi dafa metti fekkaale nañ fi tamit Idrissa Ndiaye surtout le Dawa
maa ngi lay nuyu di la ziar bàyyi nga nuyu mbokk internet yi. asalaamaaleykum Lamine na nga def ñu ngi leen di siyaar bu wér di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sama sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq di nuyu fukki penc ak ñaar di nuyu waa Sénégal di leen nuyu tamit yéen. lamb yi ñu dax fi fay combat yi une semaine avant combat bi. fi nga ko yëgee yow nan nga ko dundee en tant que amateur. En tant que amateur tamit xaw na metti tamit tuuti nit ki préparé lambam ba mu jege et à 2 jours du combat lamb ji avorté loolu kenn rafetlu ko daal maanaam xaw nañ ko ñaawlu tuuti waaye nag comme que dafa am mbas boo xam dafay dugg tamit commencé dominer askanu Sénégal il faut que ñu suivre li nga xam ne moom la médecin yi wax moom la état wax moom la wax. bi mooy deuxième fois ñuy tëj lamb ji est-ce que tëj rek mooy solution bi parce que yónnee ko fi 1 an et quelque. tëjwaat ko mu def 5 mois. ñu tëjaat ko est-ce que tëj mooy solution. non tëj du solution sax mais solution mooy vaccination yi fekkee vaccin yi am na fi. nit ñi dem vacciné wu. teewul tamit ku vacciné wu tamit nga wut masque wut gel wala wut pompe bi nga xam ne moom ngay aaree sa bopp nga utiliser ko dem stade. loolu suñ ko defee lamb ji mun na mucc lépp bépp sport mun na mucc si loolu. gars yi ñu ngi doon laaj 5000 personnes. pour ñu jox leen arène nationale est-ce que état tamit mënu woon tolérer loolu 5000 personnes au lieu de 22000 personnes ñu may leen 5000 personnes yi ñu leen laaj. waaw mais xam nga tamit nit ku nekk yaa xam tamit si sa doole fu mu toll maanaam parce que comme que ñun cas yi daaw ñu ko fi déclaré même bi ñuy tëj période couvre-feu cas yi kenn daaw ko déclaré suñ demee ba cas yi di gën a ëpp tamit ki nekk armeeru Yoff nee na chaque jour dinañ suul 30 personnes ki nga xam ne moo nekk foofu te lépp Covid la ñuy wax kon looloo tax tamit gars yi xaw a ragal tuuti tamit parce que feebar bi mu ngi dox waaye tamit ñun tamit war nañoo mën a dégg ay ndigal tamit ku si nekk masque bi gi ngay takk ak gel bi ngay wut yàqul dara si say mbir daal comprendre nga baax a baax waaw kon nag dañ koy rafetlu rek ñu gën a def mesure barrière yi mooy solution. ñàkk gëm bi nga xamante ne Sénégalais ñàkk nañ koo gëm. corona parce que tamit ñu bari da nga wax ñu ne la corona amul. Sénégalais yooyu lan nga. waaw li ma leen la wax mooy feebar bi am na ça existe ça existe nit ki sax mun ngay dox ak moom te doo xam ni mu ngi ak yow comprendre nga loolu lépp lu ci munti am rek maanaam ñu def li nga xam ne moom la l'hôpital médecin yi moom lañ wax loolu suñ ko defee yàlla dinañu mën a muccal muccal bépp mbooloo mu jullit waaw kay loolu daal laa ci gis. le 22 août ku ne xam na ne ñaar yi. say copains lañ waroon nga leen andi nag. wuli waroon bëri ak Lirou Diane. boobu naroon laal mais le 22 yéen ñaar lan naroon andi ab doomu dàngu. waaw nee na le 25 la ko naroon njëkk a andi. waaw le 25 laa ko waroon njëkk a indi. waaw boobu moom suñ combat la woon ñu nag Adama Diouf. mais yàlla gis nga li muy def rek. waaw mais boo ko andi woon da nga ko indi ci combat bi difficile. waaw mais dañuy ñaan yàlla rek tamit Adama am na ñu koy indi tamit rek mais doomu moom du ñaanañu boole chaque jour dama koy wax nee naa leen man ak moom ay frère lañ yàlla moo ñu boole comprendre nga xëy na nit ñi dañu may gis lébu gi doomu am na ay combat am yoo xam ne sax yàlla xam na ni des fois sax du ma ko yëg comprendre nga waaye nit di ngeen sekk relation boo xam ni ñu bëri dañuy foog ni dafa am leneen ak leneen parce que nit relation mooy nit tey amaana am na ñoo xam tey dañuy sekk ak yow maanaam wàllu ñaan suñ ci pare nañ ci mais man ak moom dañoo sekk lu dul ñaan maanaam loo xam ne nit ak nit ñoo koy sekk maanaam parce que tëngéej mun naa ni xam naa fu ne dem naa dëkk bu ne mais li ma am tëngéej musuma ko am bi ma dalee ñaan ba tey xàmmee ràññee li ma waa lébu gi defal si teraanga nit defal ma ko kon kii tamit du ma gën a gore te lépp lu ma am tëngéej moom la moom moo ma jëli ji ne ma kaay ñaanal équipe bi comprendre nga kon affaire ñaan booleetuñu c'est mon frère waaw kay bu baax a baax waaw yow teraanga gu ma am fii moom moo tax ma am ko ginnaaw yàlla ak yonente bi kon tey kii suy bëre man su ma si sonnul sax du ma gor waaw. am na loo xamante ne foog ma laaj la ko balaa may jox wul. lamb yi ñuy renvoyé. lan moo tax léegi parce que da ngay gis combat day am. sëriñ génn gauche génn droite. ni diw day daan te duñ gis benn yoon sëriñ génn ni gisuma combat bi am. lan mooy waral la. waaw xam nga gis nga dinaa la xamal ñaar nga koy dégg renvoi combat yi leen tamit am na ci. gis nga tamit ñu xam naa loolu si fin bi laa ko ñu lancé benn appel boo xam ni si promoteur yi parce que mënoo jël mbër mi jox ko avance wala jox ko xaw ma nan lañ koy waxee buumu xalima comme ñun sëriñ si nga téeloo ko dat ba waaj a jege nga naan taw beeg wala lii ñii làmb ji si lañ yaakaar dañoo yor papa yor yaay yor doom yor ay sœur suñ leen xañee lii day metti si ñoom trop beneen bi sëriñ si nga xam dañuy wax si làmb ji muy man muy sama morom ñoom làmb ji moo leen intéressé maanaam ñaari mbëri si biir géew bi mu ngi mel ni ñu ne match da ngay jël ASC Lébu gi ASC Thiawlène
nga liggéey si loolu mais liggéeyoo maanaam luy interrompre match liggéeyoo maanaam loo xam ne maanaam da ngay xam ne lii maanaam warut am waaw des fois nga ñëw ba terrain match doom te ñaari équipe bi dañuy sangu Sénégal la def li ñu war a def yëpp dañuy def lépp lu ñu war a def ba ñëw ba stade match bi du am mais bokkul ak loolu tamit yàlla dafa bind te yamalewul dafa doomu aadama bu nekk ni garab yi sutantee noonu la xam-xam sutantee noonu la gis-gis sutantee tamit. mais lamb bu ñàkk moom du nekkul lu ngeen di gis wala lu ngeen bàyyi xel loolu. non si des fois nga gis loo xam maanaam dañ lay won maanaam loo xam ne lamb ju lëndëm dafa lëndëm soo xoolee mu lëndëm des fois maanaam ma jox la ko si misaal mun nga ñëw fii ñu sàcc fi dara léegi nii nga xool mu lëndëm te effectivement yow fi ñu ko sàccee xam nga mais dafa lëndëm si say bën maanaam yow gisoo ku ko jël noonu lay demee des fois. waaw ñun doomu géejawaay lañ man benn mbër muy kii mooy sama mbër Balla Gaye dañoo juddoondoo yaroondoo luñ koy mën a ñaanal mooy ndam loolaa sama émission yëpp parce que nit ki mënoo leen juddoondoo yaroondoo nga koy yéene safaan loolu xel xalaatu ko mais kii fu muy mënti bëree ba kii ko su ma ko yëgee su ma mënee damay dem waaw waaw mais dañuy sabablu rek yàlla kese yor ndam moom entraîné na waaw maam ministre tamit entraîné na surtout maam ministre bi sama waay la kan Adama ëppalul kii si maam ministre tamit man ndax Fatick chaque instant yaa ngi yàlla maam yàlla non yow maam yàlla mooy sama maam yàlla sa xarit la. mooy sama xarit mooy sama maam. ay waxal yow lu la ci yokk. non indi ku baax la man sama xarit la maa ko bëgg sama bopp maam. moom maa ko bëgg sama bopp. comprendre ñu bokk aussi xarit muy doomu Dangu. bi ma ne maa ngi dem ci doomu Dangu sama xarit la dama kontaan. donc Dangu aussi sama combat bi gën a difficile la ma jàpp la mooy Big Pato. billaay mu ngi nii. di gën a ay sarax di def lu nekk pour combat bi. pour maam ndam. ci yaa ko jàppee ba tey. ku muy bëre moom lay faral. joo doon kilee ko mun fuuf moo ko. non Lamine du cadre mystique. du cadre entraînement liggéey rek. géej Lamine saa caan saa mystique la dara moo joroon bu demoon géej ki mën naa bëre fu ñu commencé ki joroon bu bëree ñaar bu bëree ñaar ko si daam Lamine am condition de lenn li wul di wax dama koy dëggal xam nga la lañu war a bàyyi maytu gi doomu ak Jordan làmb boolew leen ñàkk pexe kese moo tax ñu jël ko waxuñu en tant que sëriñ wala mais dañuy wax tamit analyser tamit parce que ñun seetaan nañ ay combat doomu Dangu ñi doomu Dangu bëreel Jordan bëreewut ak ñoom soo siy xool si côté Sa Thiès la ak côté Modou Anta su ma juum ñaar ñooñu la fa bëreel su ma juum kii nu mu tuddati Jordan waaw Forza comprends nga mais waxuñu maanaam soo xoolee maanaam tey di nga tabax kër keneen tabax kër yamuñu kii maanaam ñi mu war a bëri xam nañ seen bopp bu baax a baax nañ bàyyi maytu lamb ji looloo ko yàq lamb ji su amuloon maytu doomu Dangu bëri na bañ naan kan la war a jëlaat mais nañ bàyyi maytu gi suñ ku si nekk taxaw dëkk la micro ngay wax dafa yomb trop ku si ñemee xale baa ngi nii day entraîné naanul protéine jëlul ay doom di ko naan dooleen naturel ku si ñemee na nga jël entraîné ku si bëgg sax sa biir koñ ñu bëreel la fa barke Seydina Mohamed waaw waaye yow nañ ñu jël ñi ñu war a jël xam nañ ñu tamit nañ bàyyi daw bi bëri na duñ tudd kenn mais bëri nañ xam nañ ay bàyyi ma ñëw rek waaye daa am jël dafa dellu sama mos. lu tax góor a sax. waaw sama waaj non ñun bëggatuñ combat boobu ñun bëggatuñ combat boobu ñun bëggatuñ combat boobu Lac de Guiers waaw loolu combat la da nga jubee Lac de Lac attaqué woon la. saa waay da nga sonal Lac de. du combat la yow kañ laay laaj. combat la ah saa waay léegi combat la waaw combat la. kontaan naa ci yow. sëñ Fall rek ñoo la gën a kontaan. sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam non xaaral sax maam dama defal yow comme ça man léegi mën a continuer si dans sama match. waaw baax na maa ngi xaar ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla
waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëre koo xamante ni ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy takk ngemb koo xamante ni ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com.